ñëpp bokk ndey ñëpp bokk baay ñu jublu ci campagne bi def nañ nag une semaine de campagne boo xam ni dañ ko évaluer bi ñu ko évaluer li mu wane mooy li ñu santoon yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi koy def à la base maanaam nit ñi ànd nañu ginnaaw bi ñu defee suñ première journée bi nga xam ni mooy altine bi nga xam ni moo topp ci tabaski bi dem seeti këru diine yi waxtaan ak ñoom sàkku si ñaan pour ñu mën a am ndam ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci département de Rufisque. bañ fa jógee nag li ñu wax mooy comité commune yëpp nañu taxawal seen comité électoral def nañ ko commune yëpp nañu taxawal seen comité électoral aussi ci biir li nga xamante ni mooy seen lieu de vote yi def nañ ko. boobu ba léegi nag responsable yëpp ak militants yi ñu ngi takku di dugg ci base bi di waxtaan ak nit ñi di leen woo ci ñu am ndam ñu votel ñu massivement ci li nga xamante ni mooy élection yooyu di fanweeri fan ak benn ci mois de juillet. li ñu wax pour ñu am ko score boobu 60% yooyu suñu yéene moo ñu dépassé ko sax loolu nag li ñu koy may mooy li ñuy liggéey nii dans l'unité dans la cohésion ndax Sénégal fi mu nekk nii ak àddina bi dafa nekk ci crise bu metti bi ci njëkkoon mooy mbas mi naam wàññeeku na mais ba tey des na ay traces bi ci mujj nag mooy guerre boobu nga xam ni naam sore na fi mu amee mu Ukraine ak Russie wante impact bi mu jur ci suñu réew dafa metti jur ko ci àddina bi yëpp. li mu gën a méttee nag mooy dafa am crise boo xam ni mën na ni mooy la crise des céréales crise céréale boobu mooy mboq mi mënatuñ koo am blé bi mënatuñ koo am crise boo xam ni tamit ci wàllu engrais dëkk yu bëre mënuñu am engrais te sans engrais rendement yi day faible. beneen crise bi mooy crise énergétique maanaam ci wàllu lépp luy énergie ndax pétrole fi ñu koy jëlee ci àddina bi bu guerre amee rek daf koy impacté te ñun ñëpp xam nañu ni suñu économie biñ koy tëgg di taxawal suñuy budget ñu ngi ko jël comme référence $75 baril pétrole. baril pétrole bi dem na ba egg benn pic bu $130 mais loolu impact bi mu am mooy bu président Macky Sall ak xolam bu laabir nga xam ni moom ku ko xam-xam ni dafa am fibre sociale dafa am fibre équité territoriale et sociale dafa jël ci budget wu Sénégal lu tolloog juróomi téeméeri milliards yoo xam ni bu crise bi continuer moom moo war a dem ci Sénélec pour que njëgu courant bi nga xam ni moom la askan wi di fay mu bañ a yokk su du woon loolu ku jot sa facture moom doo ko mën a fayati bu ñu appliqué woon la vérité des prix. deuxième mesure bi mu jël téeméeri milliards ak juróom-ñaar dugal ko ci wàllu xeetu yoo xamante ni mooy wàññee njëgu dund bi su du woon loolu kenn du mën a laal benn prix ci wàllu dund bi. troisième mesure bi nga xam ni jël na ko même essence bi ñuy wax sax xam nga ni gasoil yokkuñu ko Sénégal mais réew yi ñu wër yëpp yokku nañu gasoil sauf Sénégal. super bi la ñu yokk mais super bi 890 francs lay jar mais bu dul woon subvention bi président Macky Sall def mi ngi jar 1180 francs suñu appliqué woon prix yi nga xam ni moom la ñu war a def ak yi nga xamante ni def na ko ci fànn bu ne pour atténuer crise bi moo tax kooku li ñu gis ñun mooy ñu war ko jox une majorité à l'Assemblée nationale pour que mu mën a continuer loolu nag ñu ngi koy doxal ñun di waxtaan ak askan wi te fépp fu ñu ci dem dinañu apprécier positivement politique gu président Macky Sall au plan économique et social bi ci mujj mooy cash transfert bii mu def jël famille bu muy 43 milliards mu tas ko ci Sénégal da ngay toog rek jot 80 000 sans compter les bourses de sécurité familiale sans compter la couverture maladie universelle sans compter la carte d'égalité des chances donc ça c'est le volet social du président Macky Sall te nit ñi apprécier nañ ko à sa juste valeur bi ñuy dem tamit dinañuy wax seen yeneen bëgg-bëgg ndax àdduna moom tant que nit ñaa ngi dund ñu ngi am ay bëgg-bëgg léeg-léeg ñuy dem ci gox ñu wax ñu seeni problème accès léeg-léeg ñu wax ñu seen problème courant léeg-léeg ñu wax ñu l'emploi des jeunes nga xam ni nag li mu ci def wax dëgg yàlla am na solo xëyu ndaw yi 450 milliards sur 3 ans 150 milliards par an mu départementaliser ko communaliser ko
fii ci Tëngéej am nañu pôle emploi boo xam ni xale yaa ngi dem di bindu di inscrire ñu leen di former financement yaa ngi ñëw ñenn ñi ngi en formation ñenn ñi seen financement mi ngi ci yoon wi yooyu yëpp dafa doon loo xam ni lu am solo la. beneen bi ci des mooy gis ngeen fi ñu toog 10 minutes bu jot ngeen gis benn TER bu jàll 10 minutes bu jot bu leen neexee ngeen chronométré ngeen gis benn TER bu jàll nit ñaa ngi koy jël di dem bég dikk bi am fluidité. li mu def ci port yi aéroport yi chemin de fer yi li mu def ci autoroute yi ci route yi loolu ku koy xayma kenn xamul ni mu toll dañuy fàtte rek ni en 2012 bi muy jël réew mi 32 kilomètres autoroute moo amoon Sénégal nous sommes en 2022 nous sommes à plus de 225 kilomètres d'autoroute te balaa yàgg am na beneen autoroute boo xam ne mi ngi jaar suñu boor yi ndax booru Tivaouane Peulh lay jaar booru Noflaye dem Tivaouane dem Ndar muy autoroute Dakar Tivaouane Saint-Louis. Donc président Macky Sall mi ngi liggéey donc liggéey boobu moom la nit ñi apprécier moo tax ñun ñu am yaakaar bu baax a baax am yaqin ni dina am majorité à l'Assemblée nationale le 31 juillet 2022. li ci des nag ñun ñu ngi continuer liggéey bi à la base nit ñaa ngi ci base bi actuellement ni ñuy wax ñu ngi liggéey ñu ngi waxtaan ak askan wi parce que affaire bi comme ni ñu koy waxee y a pas photo à côté dafa am koo xam ni li ko tax a jóg mooy liggéey Sénégal mooy tabax Sénégal mooy tax Sénégal doon jàmm mooy toppatoo étudiants yi mooy toppatoo baykat yi mooy toppatoo sàmmkat yi mooy toppatoo nappkat yi mooy toppatoo néew ji doole yi mooy toppatoo këru diine yi pour ñu am progrès ci PSE. à côté ñenn ñi seen programme mooy lan mooy taal dëkk bi mooy indi fitna amuñu beneen programme bu ñu tegal nit ñi lu dul jaxase waaso yi jaxase xeet yi di fi indi loo xam ni Sénégal bi mu amee indépendance ba tey jii mos koo am ñooñu ñooy waa Yewwi Askan Wi ñu lëkkaloo ne yaay ak waa Wallu ñooñu ñooy beneen phase bi. loolu nag dem nañ ci sax ba léegi comme amatuñu programme ñu ne dañuy tànqal nit ñi ay tëgg ay kubéeri ci nekk ay bool loolu jëmalewul réew kanam ñun daal xam nañu ni fi ñu ne mooy fu baax fii mooy li indi jàmm Sénégal mooy li indi progrès Sénégal mooy li indi stabilité Sénégal mooy li indi bi nga xamante ni moom la Sénégalais yi bëgg mooy ci biir PSE ñu mën a egg ci émergence te kenn la ñu gis mu mën ko incarner ci guddi yi ñu toll muy le président Macky Sall donc ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant.